mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaar yi ñu koy tàmbalee conseil constitutionnel jamono ji candidat ya ñu recalé delloo leen seen i dossier kon ñi ngi taxaw ngir jot ci seen i PV xam lu ko waral ak mën ko jubbanti fileek ñaari fan mën dellu si waat déposé Fatima Touré moo ñu fa toogal ca conseil constitutionnel Fatima ñi ngi lay nuyu. Pape Abdoulaye Dène maa ngi lay fay bu baax a baax. nu mu demee foofu lan mooy xibaar yu mujj. waaw li ñu si mën a jàppagum rek mooy bi ñu ñëwee li ñu njëkk a seetlu mooy am na dispositif sécuritaire bu strict sax boo xam ne du permettre sax kenn dem ak ñëw am na tamit candidat yi du ñu fàttali ne rek du candidat yi nga xam ne dañu recalé ne mais ñëpp ñoo xam ne dañoo déposé seen candidature tey dañ leen woo ci conseil constitutionnel juste pour jox leen seen i PV am na fi Mimi Touré Bougane Gueye Dany mu ngi fii Pape Diop mu ngi fii Pierre Goudiaby Atepa Malick Gakou ak ñeneen. ñu fàttali ni rek opposition bi ñu ñëwee ñoom dañu ne dañ leen doyadal dañ leen ñàkkal fayda jàkkaarloo nag ak presse bi ne dañ leen wax ni 10 heures mais depuis ba midi moins ci lañ leen di soog ay 11h46 lañ leen di soog a woo ñoom nag ñaawlu nañ loolu bu baax a baax ñu fàttali ni rek léegi tamit Mimi Touré génn na bi mu génnee nee na waa Benno Bokk Yaakaar bien vrai que ni accepté nañ seen candidature mais recalé nañ ci lu toll ci 44 000 signatures yoo xam ni nee nañ ay doublon la wala baaxul moom nag moo jot a génn pour le moment ñu ngi xaarandi fii taxaw di ko xaar loolu moo lañ mën a jàppandi fii Pape Abdoulaye Der ci conseil constitutionnel merci loolu lañ ci mën a jàpp. jërëjëf Fatima Touré ci kanamu conseil constitutionnel ak candidat ya ñu fa woo ngir jox leen seen procès verbal muy ñañu nangul muy ñañu dàqandi ndax fileek ñaari fan mën nañu dellu si waat ñu lëñ bët seeni parrainage yooyu parrainage bi ak gis-gisu ministre de la justice ki yor wàllu àtte gis ni lii lañ ci namoon segg bi ndax njiitu réew du caaxaan mënuñu candidat toll ci téeméer naan dañoo bëgg jiite réew mi Ismaïla Madior Fall leeral loolu ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. parrainage bi plus ñu koy doxal di gis résultat yi plus gis nañu ne lu baax la woon ci démocratie bi et dañuy gis ne président de la République Macky Sall amoon na raison initier loi bi sur le parrainage parce que gis nañ ko bi ñu ne candidature à la présidentielle amoon nañu lu ëpp téeméeru candidature. xam nga loolu suñu ne woon parrainage amul ku mu neexee rek nga nekk candidat daanaka élection yi dina am problème mën na am sax ko duñ ko organiser wala organisation bi dina metti te loolu day yàq day naxasal démocratie bi léegi nag fi mu nekk nii li ñu seetlu mooy grâce au parrainage ñu ngi filtrer candidature yi gis nañ ne candidats yi nga xamante ni am nañu une représentativité minimale ñoom amuñu problème pour am parrainage yi waaye ñi nga xamante ne nag ay candidature fantaisiste lañu démocratie bi soxlawu leen ñooñu daanaka duñu mën a nekk candidat. li jëm ci wàllu organiser élection yooyu bu dee Macky Sall kaddu ya mu yëkki 31 décembre ba muy janook taskati xibaar yi fa mu jàppoon jógewu fa Aly Ngouille Ndiaye moo leen di organiser waa opposition bi ñoom it ñi ngi wéy di lànk bañ ne nañu changer ministre de l'intérieur wala seet keneen ku organiser élection yooyu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba tax nañ sàkku nañ ci askan wi nga xam ni démocratie bi ñoom ñooy gardien bi ñoom ñoo ko moom ñu taxaw ci ba njiitu réew mi dellu ginnaaw ci càkkutéefam googu Habib Faye ak Youssou Baro teewe nañ seen ndaje ñoom waa Front de Résistance. Macky Sall ne moo lànk tëdd ci suuf Aly Ngouille Ndiaye mooy ki organiser njonganteg njiitum réew atum 2019 yi fii ci Sénégal loolee ujjëg politique gi ne duñu ko dégg benn yoon ndax itam ñoom ñiy fare ci Front de Résistance bi ne Macky Sall daa wóoluwut boppam. mënul dagg banqaas bi nga xam ne ci la toog pour luubal élection yi bi mu ñëwee ba léegi dafa yàq dispositif bi mu fekkoon ci élection yi maanaam bu doon mbër la bu doon ci làmb la dafa daaneel dispositif élection yi ci 4 appui bu njëkk bi mooy carte yi dafa ñëw boole carte électeur carte d'identité fexe ba jaxase ko ñii mu jox leen carte ñii mu bañ leen jox carte. bu ñu fàttalikoo démb li mu doon wax moom ci maître Ousmane Ngom te ñu tegal ko Sénégalais yëpp ñu gis li muy wax tey te. gis ay jaar-jaaru Aly Ngouille Ndiaye amuñu benn problème ak Aly Ngouille Ndiaye waaye nit dañ koy atte ci ay jëfam ak ay jaar-jaaram ci wàllum contrat pétrolier yi naka la ci bindee ak xaatime yoo xam ne dëppoowul ak yoon ak dëppoowul ak dëgg ba pare assumer ko
mun nañu am tiitaange. tax na ñoom ñu ne duñ ko bàyyi benn yoon mu jëfee li ni mel ba tax na itam ñuy woo askanuk Sénégal ñu jóg rek ngir xeex lii di démocratie ngir mu sax. bu antuwul moom taxul ñuy wax léegi ñun ñëpp mobilisé nañu li ñu revendiqué ci élection yi leer na nañ ñiy def front de l'opposition dinañ am ay voix autorisées yu koy wax yu leer nañ. ay sénégalais ñoo xeex ñàkk seen bakkan tuur ci seen deret dem ci ay kaso pour ñu mun a wote pour moom mi mu mun a nekk président de la république dafa am ay xeex yu bëri bu fekkee ne tey loolu lépp day ne moom da koy faagaagal teg ko fële sénégalais yi war nañu am taxawaay wane ni démocratie bi seen démocratie la ñoom ñoo war a bañ loolu te ñu ngi leen di woo ci ñu bañ loolu. ci ab fàttali opposition bi ñoom ñetti objectif la ñu teg ne ngir élection am fii ci biir réew mi faaw rek ñett yooyee mu mën a am Khalifa Ababacar Sall dees na koy bàyyi Karim Wade itam dees na koy bàyyi waaye bi leen gën di soxal bokk na ci kii di Aly Ngouille Ndiaye tekki ndombal. Thierno Alassane Sall ak coow dafa démissionné wala dañoo tekki ndombol tànkam coow li jibaat si gannaaw président de la république laaj ak tontu bi doxoon digganteem ak taskati xibaar yi it ne dañ ko génne si nguur gi Thierno Alassane Sall dellu si ne déedéet moom moo demal boppam ak lu ko waral. compte sama kàddu dinaa ci gën a àddu nag ci fan yi nar a ñëw ci ay anam yu gën a leer waaye loo xam ne sénégalais yi war nañ ci mën a sukkandiku ba xam kan moom dëkk. mooy man dama bañ a signé dafa am li ma bañ te ba may ñëw foofu wax naa ko ay yoon xamoon naa nit naa bañ te jël naa sama matuwaay yëpp ba ci suba si ba may ñëw premier ministre mu ngi may envoyé ay texto di sàkku ba guddi gi ay 1h 2h du matin mu ngi may envoyé ay texto di sàkku loolu nee naa huissier constaté na ko ba teg donc ci mbir moomu jàpp naa ni sénégalais yi xam nañu. ñan ñoo xam ne seen kàddu musta varié ak ñoo xam ne bu ñu seetee démb ba tey lépp lu ñu wax day soppeeku ci mbirum référendum yi ci mbirum question bi nga may posé ci Aly Ngouille Ndiaye li mu ci taxawoon démb ci mbirum extra mandat am ak yooyu donc lu ëpp solo mooy sénégalais xam nañu kan moo xam ne dafa bañ ni du signé parce que total bi ñu jëbal affaire bi moo doon 5e. gannaaw politique bi dañuy wax ci dunduni askan wi ak xew-xewu tiis wi amoon rond-point 6 ci 31 décembre bi Ibrahima Kane mañ fa song agressé ko ba mu mujj faatu njaboot gi doon sàkku ci yoon mu def liggéeyam mu mel ni dégg nañ leen bu baax ndax ñeenti ba juróomi nit jamono ji ñi nga ca commissariat jëppal gardaaw yi waa commissariat jëppal ñi yoroon l'enquête bi ñoom ñoo leen topp ba teg leen loxo ñu fàttali ni mu leen ko waxee ni altine 31 décembre Ibrahima Kane ak ay xaritam dañ leen a songoon ba moom mu yoroon sac ak téléphone moom lañ ci gën a song jam ko ci xol gannaaw bañ ko autopsie démb ca hôpital Dantec fa la néew ba bàyyeekoo ñu rob ko. waa commune Loul Sessène ak Diaréer la ñuy sàkku ak village bu ñu naan Boyar la ñuy sàkku ñoom mooy courant ak ndox waaye Diohine moom nee nañ ñeent fukki at a ngi nii tali bu fa jaar gisuñu ko ba tax moom mooy seen bébét ñu tabaxal leen tali Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ci leeral. ci ay village yu nekkee ci commune Loul Sessène maire bu futtu la ñu def ci kilifa yi ñu ngi xam le ni sax ñoom dañ leen bàyyil seeni bopp. doy na ndaxte wax dëgg yàlla fi mu ñu nekk nii ñun suñu problème mooy ku ñu fajal suñuy problème te suñu problème bi njëkk mooy problème mu courant moom lañ am boo ko xoolee ci village yu toll nii wax naa ko sànq communauté boo xam ne tolloon na ci 27000 wala 25000 habitants donc dafa anormal que pour 19 villages benn village électrifié loolu du yoon jaaduwul. bu weesoo courant bi nekk na yoon yi ngeen gis nii muy yoon yoo xamante ne liggéey nañ ko fi bu yàgg mais ay yoon yu naqari la. bu weesoo loolu muy problème mu école bi dispensaires yi poste de santé yi am na fi gaa mais néew na dafa di dispensaires yi fi nekk wala poste de santé yi vraiment sont pas dotés amuñu équipement bi war. ndox mi cher na cheraay boo xamante ne du ñëpp a ko mën a jënd. beneen commune ñu ngi ci Diaréer ci village bi ñu duppee Diohine fii tam askan wi li ñu bëgg rek mooy ñu dër tali bi nga xam ni toll nag 26 kilomètres bi ne seen bërëb. bu fekkee président de la république dafa nekk ci yoonu nax population yi Kër Martin Diohine Toucar Ngayaxem Waxal Jam ñun nee nañ ko doy na lii. passation de marché la bu fekkoon loo xam ne lu sotti la li ñuy wax seeni waxin kon bitimage yu
Kër Martin Waxal Jàmm dina nekk fii mais turu région bi je crois que nekku fi te li ñu koy message bi ñu koy lancé à partir d'ici mooy bu fekkee élection yi di ñëw gisuñu ne am na ay liggéey yu ñu commencé ci yoon bi dinañu def vote sanction. ñu dëkkee ci village yu commune yu nekkee Loul Sessène ak Diarère di xamle ni nag nguur gi bu fulalul li nga xam ne moom mooy seeni mbébét ci élection yi ñu jëm ni dinañu wone seeni bopp. gàmmu Ganket ak Balla ci arrondissement Kër Momar ñi ngi koy waajal ñaxtu yi bëri na ak càkkutéef yi ndax bokk na ci ndox waaye it wàllu wér-gu-yaram ak kaaraange muy gàmm goo xam ni askan wu bëri du takku ñoo koy ñëw di fekkee comité local de développement gu ñu amal ci njiitalu sous-préfet bi ci boppam sax Thierno Fall ci leeral. ndaje mi nga amee woon ci njiital sous-préfet bu arrondissement bu Kër Momar Sarr ci teewaayu membre comité d'organisation bi janook chef de service yi ngir waxtaanee wàccaayu gàmmu Ganket Balla. Donc nous savons tous que le gàmmu. kenn umpalewul ni gàmmu Ganket Balla gàmmuk cosaan la di gàmmu gu mag ci agenda Tivaouane fii ci région bu Louga di dajale mbooloo mu takku at mu jot kon gàmm la goo xamee ni jar na waajal. li gën a fees ci waxtaan wi mooy jafe-jafe yi nga xamee ni askanu Ganket Balla dañ koy jànkonteel saa yu gàmm gi ñëwee jëm ci wàllum ndox wàllum courant ak itam ci wàllum wér-gi-yaram muy ay ponk yu nga xamee ni waxtaan nañ ci ba kilifa yi jël ci ay dogal yu nga xamee ni ñii di comité d'organisation bi nee nañu dal na seenum xel. daaw am nañu jafe-jafe bi nga xam ne bii vraiment ci kër sëriñ bi ci problème mu ndox moo xam ne mii sëriñ bi moo mujj demal boppam ci robinet yi di wut ndox. loolu monsieur le maire teggi na ko nee na incha allahu balaa gàmmu bi ndox mi dina dugg kër sëriñ bi loolu ñu ngi ci sant bu baax dig ci gërëm bu dee wàllu santé médecin chef jël na moom itamit engagement am moom itamit ak personnel am bu gàmmu gaa daanu ñëw renforcer équipe bi fa nekk bi pour gan yi kenn ku nekk boo dikkee mën a nekk en l'aise ñaanu yàlla kenn feebar kon li nga xam ne lii aussi amuñu ko dikkee jéggaani sous préfet jël na engagement bi incha allah dina si def lu mu war a def. gàmmu Ganket Balla di gàmmuk cosaan am itam place bu am solo ci agenda wu Tivaouane muy xew-xew bu nga xamee ni mbooloo mu takku di ay taalibe dinañ bàyyi ko fu nekk ci biir Sénégal ngir teewee si ko ren nag ñi ngi ko jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 2019. Thierno Fall jërëjëf dañuy dem ba Ziguinchor ca dëkk buñ naan Bessir soxna ya fay yeewoo dañoo am ay jafe-jafe ay weer a ngi nii ci transformation produits locaux yi ñu doon yëngu moo ne de am na fu mu leen féete woon bu baax ci seen wàllu koom gannaaw ndaje mu matale gu ñu amal daal di nañuy sàkku ci conseil départemental bu Bignona mu gën leen taxawu mu mel ni Mamina Camara mi ko jiite dégg na leen bu baax ci leeral. Bessir am na période maraîcher bu fa nekk jigéen yu bëri ñoo fay liggéey te tey jigéen yi am nañu chiffre d'affaires de 9 millions loolu c'est important en 2 ans ñu am chiffre d'affaires boobu loolu mën na sukkali koom-koom localement mais aussi jàppale jigéen yi ci éducation xale yi donc c'est pourquoi loolu ñoo wax nañu c'est vrai am nañu lii mais dañu ne fu mu nekk nii pour wollu bi ak leneen bu ñu mënee am moulin en mil am na lu xamante ne ñun dañ ci dem waxtaan ak suñu kilifa yi et puis suñu partenaires yi ku nekk na def ci mais aussi doomu Bessir yi ñu mën a xam naka la ñu mën a def ba ñu mën a jàppale jigéen ñi ak loolu mais am na lu xamante ne yàlla dafa leen jàppale ci benn projet ñu tabax benn unité de transformation fruits et légumes wante ba léegi mënatul dox donc loolu aussi ñu ngi jéem a dañ cee waxtaan ak ñoom ak suñu xarit yu bëri ñu nekk bitim réew ak ñu nekk fii naka la ñu mën a am saafaral mbir moomu képp kuy liggéey ci nguur képp nga xam ne yàlla may na ko lu mu mën a jàppale jigéenu Bessir yi nak def loo ko am pour que unité bi mën a fonctionner. ca Touba lañ jëm ak banlieue ba maanaam sancaan ya ñuy woowee sancaan dëkk ya naan sancaan te wër Touba ki jiite modèle Ibrahima Sall fare ci nguur gi daal dinay gisee ni seen dëkkuwaay yooyu am na jafe-jafe lool naka la askan wa fay yeewoo ñuy def ba seen dund gën a ñoŋ daañ ci taxaw dana ci it yeggee yenn ci doléance ngir ñu taxaw ci président de la République ci boppam moom Macky Sall Ibrahima Sall laaj ak tontu dox digganteem ak Babacar Diouf Ndongo Ndiaye ca Touba. santaani président Macky Sall jël na décision
bu ko yàlla joxatee réew mi li nga xam ne mooy programme yi nga xam ne gouvernement bi ko yore danañ ci taxaw ba indi leen fii li nga xam ne moo ci ëpp bi Serigne Aliou ñëwee daf ne ma président li ma ñor mooy waa Santhiane nga dimbale leen loolu moo tax mu dugg ci politique waaye mënoon na ko bañ a def ndax ab cheikh la waaye loolu mu bëgg bu ñu àndee liggéey jàppale président de la république ba mu gagné fii ni mu ko waree dana dellu si fii taxaw leen ci courant bi taxaw leen ci ndox mi taxaw leen ci dund bi te loolu man du ma wax lu ma dul def danaa nekk ci wetam jàppale leen ci. di leen yëgal ne aussi biñ fi ñëw gis naa ne amul tali loolu du yoon parce que mbooloo mi fi dëkk ay sénégalais lañu mais man danaa ko àggale ci président de la république taxaw ci nag moo leen ne man am naa fi ci Sénégal. maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen wax ne na ngeen taxaw ci liggéey bi jàppale modèle parti bi nga xam ne kat wane na Sénégal gën a ko fi doole. ñu wax ci wàllu livre littérature ak objectif 300 000 francs ay ndaw yoo xam ni dañuy yëngu ci wàllu mbind mi ñoo ko sabab daal di koy jaarale ci WhatsApp lañ ca lañ ca jublu mooy xeetu tontine lay doon 300 000 yi kuñ ko dajaleel mu jàppale la nga jéem a móol sa téere bi nga xam ni bind nga ko ndax yombul initiative bu ni mel ak ñett ca daje kenn ci ñoom Ibou Diouf reportage. seetlu bi mooy mool lu téere fii ci Sénégal doonul lu yomb ndaw yi nga xam ne rek ñoom ñëpp fonk lépp lu aju ci wàllu bind ñoo booloo ci benn groupe WhatsApp liñ ci jublu mooy kenn ku nekk si ñoom indi si li nga am ñu dajale ko bu ko defee ñu mën a éditer seen ay ouvrage Sénégal édition bi dafa cher maison d'édition boo fëgg li ñu lay laaj ci xaalis donc dafay ëpp dayoo trop te pourtant nit ki nga xam ne moom mooy bind day toog ci këram di xalaat di càmbar production intellectuelle moo gën a métti mais bu paree waroon nañ ko mën a faciliter mbir yi ngir ñu mën a vraiment publier même boo xoolee au niveau de l'État am na ay mécanismes yu ñu teg mais mécanismes yooyu du ñëpp ñoo ci mën jot c'est-à-dire voilà fond bi ñu teg noonu fond d'aide boobu mais minorité bi moo ci jot ñi nga xam ne xëy na am nañ ay intérêt particulier ak ñoom. xalaat bu yees bi ñu duppee objectif 300 000 dina may bu matee rek ki nga xam ne moom la ñu tànn ñu mën a dem ci maison d'édition yi su ko defee ñu moolal ko téereem loolu lépp ñu jaarale ko ci WhatsApp ñu gis ne lu am solo la. waaw li ñu ci jublu rek mooy ñu fexe ba lii di seeraayu édition bi Sénégal ñu mën a indi ay yeneen pexe ngir mën a génne suñuy livre daal loolu mooy moo sabab initiative bi sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoo ñuy lire ñu mën a di génne seen koppar gu ñu am ci néew. waaw initiative bi ñu ko jaarale ci réseaux sociaux yi mais surtout WhatsApp lañ ko jaarale moo tax ñu créé groupe boobu noonu. communauté WhatsApp bi liñ ci jublu mooy fexe ba ñu mën leen lire. loolu tamit dina tax li nga xam ne moom la ñu tànn mu doon lu leen neex trop muy wàllu bind ñu mën ko dundal bu baax a baax. nga xam ne ñëpp dañ ci mën di weccoo xalaat mais aussi di xool nan la ñuy def ba mën a financer ouvrage bi donc WhatsApp bi moom lañ koy jaarale parce que WhatsApp waruñ ko utiliser comme mu nekk loo xam ne dañ ci dugal ay photo wala di def ay statut et autres mais ñun dañ ko utiliser ngir liggéey pour que vraiment su li ñuy def ñu mën ko di fësal mu mën a jëriñ askan wi ci lu bari. réseaux sociaux war na am beneen dayoo beneen tolluwaay ci ndaw ki nga xam ne ndaw la di am ci lu muy yëngu ngir mën ko di fësal ngir mën ci di xool nan lay jëmale liggéeyam kanam daal ñun loolu la mooy objectif bi. muy xeetu financement bu yees kenn ku nekk si ñoom indi si la nga am bu ko defee ñu dem waxtaan ak kër yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mool téere loolee ñu gis ne lu am solo la dina may askan wi tamit ñu xam lenn ci li nga xamante ne moom la leen yàlla may mu aju ci wàllu binday livre. cross bu Médina ñi ngi ko dëgmal ba tax na ci kanam tuuti bu ñeenti waxtu jotee maison de la culture Douta Seck Amadou Diaba médaillé olympique Séoul 88 dana jàkkaarloog taskatu xibaar yi indi ci leeral ñàkkul ba dinañ ci dikkaat ak sunuy reporter ci cross de la Médina boobok Amadou Diaba ci kanam tuuti ca maison de la culture Douta Seck ba léegi ci wàllu tàggat yaram ca Ndar la ñuy dem ak infrastructure sportive yi ñu tumuranke foofu stade Mawade Wade kese moo nekk ci ponk yi nga xam ni moo dëppoo ak anam yi war pour ñu
ñu mën fa yëngu ci wàllu tàggat yaram ASC yi dañuy daal di dem waliyaan ci terrain vague yi te loolu moom wóorul dara ba tax na ñi ngi sàkku ci seen kilifa yi ci wàllu politique ci yeneen wàllu ñu jàppale leen ñoom ndaw yi ñu am ay stade yoo xam ni dina jàppandi ci ñoom ci leeral ci reportage Ousseynou Diop Habib Seck. yu ci bari ci stade wala bërëb yi nga xamante ni xale yi dañ fay jongante di football ay jafe-jafe la am stade bu méngoog jamono gis ko day jafe bokk na ci zone 8 bu Paal file ci bërëb bi la ñu amale final zone 8 bi parents yi di sàkku kilifa yi ñu jàpp ci ngir xale yi mën a am bërëb yi ñu tàggati seen yaram. vraiment Paal ñu am stade boo gisee man ma jël xalaatu zone dañu ma woon final bi dañ ko yóbbu stade man leen duñ dem Paal la ñuy def mun ko doon footballé ci seng yi ak Dakar yi tamit fa la ñu koy footballé parce que man nun Paal la ñu xam fi lañ juddoo. commune bu Gandon stade Ma Wade Wade la ñu amalee jogante finalu coupe du maire bi mu doon ay kilomètres yu bari yoo xamante ni xale yi def nañ ko ngir mën a ñëw ci gox bile maire bi nag nee na loolee la bëgg mu dakk beneen yoon. ca raw dama leen digoon ne leen bu déwénee daa ngeen am stade boobaak léegi dox nañ ko wax ko ba def appel d'offre yi ba nga xam ne installé chantier ca la entreprise ba tollu tey ma yaakaar ni balaa déwén dinañu am fu nu dugg football. beneen ba ca des zone Ndiawdoune ba daanaka mi ngeen bëgg dem ci ñaari at yu nga xam ne dañu amoon. bokkal itam lu ni mel lañ fa gis foofee naam am na stade boo xamante ni wërale nañ ko waaye amul tribune mu doon loo xamante ni mën na bokk ci li nga xamante ni mooy waral insécurité. li nga xamante ni moom la ñu jëkk door am nañu yéene bala muy yàgg ñu am leneen luñ ci dolliwaat bu tuutee ba tuuti mooy grille de protection su baree ba bare ñu ne xëy na ak tribune nag ak leneen tax benn bëñ dafay weex kon loolu suñu politique la bu ñu am en même temps ñi ngi bëgg aussi accompagner les jeunes. les écrits les karatéka ñoom ñëpp kenn ku nekk ci activité bi ngay def. bu dee ca Richard Toll benn stade moo fa am tax na nag ci wàllu phase régionale bu ORCAV bu Saint-Louis parrain bi di Aliou Yàgg jàpp ni état bi naam ma ngay def jéego ci gox ba waaye tamit ma ngay ñaan ñu gën a jàppale ndaw yi ngir ñu mën a am pelouse bu méngoo ak jamono. maa ngi def appel pour le ministre des sports en tout cas programme yi nga xam ne moom la état du Sénégal yore pour ñu dugal ci région de Saint-Louis dugal ci surtout le département de Dagana pour que ñu am ay infrastructure bi nga xam ni xale yi daan ci mën a épanouir. diwaanu Ndar géej benn stade lañ fi nemmeeku muy dox na mu waree muy stade Ma Wade Wade di wane ni kon goxu Ndar bi war nañ ko gestu ngir mën fi amal yeneen stade ngir xale yi mën a tàggat seen yaram. bu ñu jógee Ndar duñ sori trop ca Kébémer lañ jëm ak tournoi peex ña ko jël ASC Ndieye la ñuy wuyoo ñoom ca teg dóor ya la ñu mujjee ci final goo xam ne mi ngi amoon ca stade municipal Issa Mbaye Samb bu Kébémer seen càkkuteef ndaw yi bokkoon ci xew-xew boobu mooy ñu taxaw leen ñoom it ci ay jumtukaay ñu teewlu ci kañu dara jaaloon bés bi waaye it ki organisé. final bi nga xam ni ma jóg peex organisé na ko tudde ma ko nekk na loo xam ni lu ma kontaan la am nañ ci mbégte mu rëy mbégte moo xam ni dajale ñaari équipe yu toll ni équipe bu Gàdd Mbirama ak équipe bu Ndieye ñu ñëw fii ci commune de Kébémer ñëw football fii ci stade bi lu rafet la lu rëy la wane na ni am na yeneen talent yoo xam ne ci wàllu football yu nekk ci yeneen commune la loolu suñu objectif la te noo ngi koy rafetlu bu baax a baax te lii jëm kanam la. ñun dañuy mën a organiser rek taxaw encadré boy yi ni leen ñoo leen ñu tegal leen coupe waaye tey suñu mënee jël ay moyens di ci def faaw ñu am kenn koo xam si ne dafa jege nguur kuy ñëw di ñu jàppale kooku nag moom mii la mooy ñëw taxaw di ñu jàppale. samay mbokk jàppale nañ ma vraiment waa peex gépp mobilisé wu nañ ñëw jàppale ma te nit amul lu ay mbokkam te vraiment samay mbokk jàppale nañ. gannaaw tàggat yaram ponk bu mujj bi li si yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf keroog ba ñu ne tey la at mi di jeex le président Macky Sall wax ak waa réew mi mu di message à la nation l'observateur xëy na dellu si ci lépp bil yéenekaay bi li l'observateur njëkk a jàng ci wax ji moo di président Macky Sall bilan juróom-ñaari at yi mu def ci bopp réewum Sénégal la doon waxtaane ak waa Sénégal fi mu fekkoon réew mi 2012 ak fi mu ko indi 2018 lu ca nekk Macky Sall laal na ci mu di wàllu koom gi économie infrastructure énergie agriculture éducation ba ci wàllu emploi soleil national nañu ëllëg gu ñoŋ moom le président Macky Sall doon tegal gaañi engagé woon ci ne élection yii ñu jëm mu di wote présidentielle 2019 yi dina doon ay élection yu leer te jaar yoon wax na ne loi bi jëm ci li ñuy dëxëñ mbiru pétrole beeg gaz bi loi boobee danañu ko wote ci weeru janvier atum 2019 président Macky Sall soleil national nañu wax ne bu ñu ko falaatee 2019 fala ay mandaam di yam waxi troisième mandat amul yéenekaay bi tëji waxam ci ne juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak ñeent ñuy tëjoon ci kaso bi caabi féete leen ginnaaw Macky Sall baal na leen grâce na leen ci at mu bees mi le quotidien la tribune ak Sud Quotidien
ñoo bokk nu ñu gisee mbir yi ñoo bokkit lu ñu ca wax message à la nation bu président Macky Sall bi woon bërki démb discours bilan la Le Quotidien nañu fanweeri minute sënkam mu di genn wàllu waxtu Macky Sall toog na ko ci télé bi di ko wax Sud Quotidien nañu juróom-ñaari at yi mu jiite Sénégal moom la doon bilan njiitu réew mi ci xët mu njëkku réew mi quotidien message à la nation bi woon keroog fanweeri fan ak benn ci weeru décembre atum 2018 yéenekaay bi nañu président Macky Sall da doon xayma ab liggéeyam mu di li mu liggéey ci réew mi waaye xayma ba matul discours bilan incomplet source a nañu Macky Sall wax na ba ne gër geex waaye waxu fi dara discours bi saful xorom saful suukar maître Aïssata Tall Sall ni ci biir l'Observateur nit ku bëgg nu ñu ko falaate moo taxawoon ci télé bi di wax waaye du président de la République moo doon discours Ousmane Sonko bu Pastef nañu wax ja sax daa bari woon te gudd te li mu wax ak li am ci réew mi dafa mel ne yàlla ak yàlli l'Observateur nañu président Macky Sall yamul foofee ndax bi mu waxee ci télé bi bu nuppi dafa woote waatoon meneen ndaje ca palais de la République séqoon ko ki journaliste yu nekk ci réew mi fa la waxee moom Macky Sall ne amul kenn ku muy ragal ci wàllu politique mu ne faaw it ñuy wax ci lu am solo te bàyyi di débat ci loo xam ne amul bopp amul genn Macky Sall ne ñuy soowaloo di coow ci coowal croissance économique bu Sénégal bi ñooñee boo déggee seeni wax da ngay xam ne waxi yàqkat la rakk ja di Alioune Sall Macky ne maa ngi koy tegi gët bu jàddeew yoon rek ñu tegaat ko ci yoon wi nee na it xelam xalaatul di jëlee organisation élection yi ci ministre intérieur di ko jox keneen léegi ko nañu justement lu jëm ci ministre intérieur di Aly Ngouille Ndiaye ak li ñenn ñi bëgg ñu jëlee ko ca bopp ministre intérieur kaawu Karim Wade kaawu Khalifa Sall mbiri Thierno Alassane Sall lu ca nekk Macky Sall wax na ciy dëggam ba tontuwaale ci ay bañam nee na jamono ji Ousmane Ngom di nekk ministre intérieur moom Macky Sall mësula taxaw fenn di ko dingaat kon gisul lu tax mu war fee jëlee Aly Ngouille Ndiaye te du ko def Karim Wade Macky Sall ne su ma ko ragaloon ci wàllu politique kon duñu ko tëj ma koy garas di ko génne ci kaso bi Thierno Alassane Sall Macky Sall ne nay leer bàyyiwul ci gouvernement bi dañu koo dàq te li may wax premier ministre mi ngi nii toog doy na ma ci seede la si ne kay nañu Macky Sall dafa sàllar ñu ko ba doyal ca wax ja la mu bëggoon a wax yépp wax na ko keroog ba mu toogee ca palais ba di wax ak waxtaan ak journaliste yu nekk ci réew mi photo bi la enquête teg ci xët bu njëkk enquête nañu lu jëm ci train express régional mbiri Aliou Sall mbiri pétrole beeg gaz bi borob Sénégal ba ci troisième mandat gi ñuy wax lu ci nekk journaliste yi laaj nañu ko la ca Macky Sall tontu mi ngi ci yéenekaay bi Vox Populi nañu moom Macky Sall Abdoulaye Wade ak waa këram xaw nañu koo rey ne ñoom it am na ay kàddu yu ñu yëkkati ci njeextal at mi jagleel ko waa Sénégal bokk na ci Karim Wade mi ne li muy ñaan moo di 2019 doon at moo xam ne ci la nguurug Macky Sall di jeexale nguur goo xam ne ci guerre mbuxum ay kàcc ak ñàkk wàccoog démocratie ci lay dox ñu dox tuuti ci xët mu njëkk Vox Populi fekkat fa beneen xibaar groupe kër gi mu di caat ak kilifa ñoo génneel Macky Sall ak nguuram way wu saf sàpp tàng jër wex xat way wa saay oo kër la tudd Vox Populi nañu dem nañu ca way wa sax ba naan Macky Sall saay la mbokk yi jërëjëf seen teewlu looloo doon xibaar yi ci digg bëccëg gi ñu leen gërëm leen sant dox daje incha allah bu ngoon joteek 19h30 xibaar ci wolof 20h nasaraan beeg Sara Cissé